asalaamaaleykum mbokk yi fu waay mënti nekk kaato mbokk koy na ak àddina li ko wër ñu ngi leen di nuyu ci li nga xam ne moo di suñu programme yi N24 TV programme bu leen di ñëwal àllarba bu jot ñeenti waxtu yi ba li nga xam ne moo di juróom-benn waxtu yi ci ngoon tey nag ñu amal leen ci beneen naataango ci biir kër gi pour waxtaan ak moom li jëm ci li nga xam ne moo di réew mi waaye nag li gën ko sësale ci li sukkandiku ci li nga xam ne moo di Gambia Looting Assets ñu gën leen a xamee ci alalu former président di Yahya Jammeh li nga xam ne koppar yi nga xam ne bàyyi na ko ci mim réew waaye laataa ñuy xuusee ci li nga xam ne moo di waxtaan bi dañuy bàyyi li nga xam ne moo di suñu gan bi mu daal di nuyoog li nga xam ne moo di askan bi su boobaa rek ñu daal di ñëw rek dugga ci li nga xam ne tey loolu la ñuy waxtaanee Omar ñu ngi lay dalal. jërëjëf Sukay arama wax askan bi nag suma olof bi daal dëgërut so dama koo jaxase ak su la neexee mun ngaa dem soose English it's fine. maay nuyu askan bi maay nuyu seetaankat yi yëpp di leen wan ne jërëjëf man maay Omar Saibou Camara human rights activist and also the spokesperson of Gambians Against Looted Assets. It's a pleasure to be here, Sukay. Thank you. ok ñoo ko déggandoor ba tey rek li nga xam ne moo di li ñuy waxtaanee tey ci biir kër gi mu nekk lu am solo mu nekk loo xam ne jamono bi loolu moo nekk di daw ci jaww ji surtout ma suñu biir réew mi fii leen mu nekk nag loo xam ne soxal na li nga xam ne moo di réew mi yëpp ma tey rek ñu gën leen di xamee ci li nga xam ne moo di gala ci gàttal waaye ñu leen laan li nga xam ne moo di Gambia Looting Assets maanaam li nga xam ne moo di koppar bi nga xam ne loolu la fi former président di Yahya Jammeh bàyyi ci mim réew ñu xam ne nag am na ay enquêtes yoo xam ne ñu ngi ko doon def fii ci mim réew ci wàllum li nga xam ne moo di koppar yooyu leen ba tey rek ñu amoon ci li nga xam ne moo di gars yi jaane commission yi ñoom ñoo nekkoon di ñi nga xam ne ñoom ñoo doon kis-kis li nga xam ne moo di alal bi nga xam ne loolu la fi former président bàyyi loolu nag ak tey boo leen ko bàyyi xel mu ngi dem ci li nga xam ne moo di juróom-ñaari at wala sax juróom-ñetti at mu nekk nag loo xam ne askan bi yàgg nañ di ko gëstu waaye nag ñu am ci li nga xam ne moo di ay ndaw yoo xam ne takk seeni fit taxaw rek pour li nga xam ne moo di réew mi ndax nag ñoom réew mi moo leen ñor waral rek ñu daal di génn fippu ñoom nag balaa ñuy fippu lan la ñu def ñoom dañ bind li nga xam ne moo di Gambia Police Force pour li nga xam ne moo di soxla li nga xam ne moo di permit pour ñoom ñu daal di mun a génn wane seeni ñaxtu ci li nga xam ne moo di li nekk di daw ci mim réew ndax nag li ko waral xam ngeen ne ki ñu naan Moustapha K Dabo investigation journalist moom nag koo xam ne ci taskati xibaar yi la bokk moom mooy ki nga xam ne moom moo doon def ay enquête jël jéegowaay yu mët sëkk demee ci suuf ba xam li nga xam ne loolu moo nekk di daw ci li nga xam ne moo di ci réew mi mu daal di koy tasaare bi mu ko tasaare nag ci boppi xibaar yi adduna yëpp daal di koy jot waxuma sax Gambie rek waaye booba la li nga xam ne moo di ndawi Gambie yi daal di génn fippu ne bëgg nañoo xam li nga xam ne moo di alali former président li mu bàyyi ci mim réew ñan lañ ko jaay naka lañ ko jaayee ñaata lañ ko jaayee fan lañ ko jaayee ak xaalis bi biñ ko jaayee fan lañ ko dugal mu nekk nag loo xam ne intérêt na leen torop mu waral ñu daal di binda li nga xam ne moo di Gambia Police Force li nga xam ne moo di suñu kaaraange réew mi pour ñu jox leen li nga xam ne moo di kayit ñu mun a génn wane seen naqar maanaam ñaxtu waaye nag biñ fa demee nag unfortunately li nga xam ne moo di Gambia Police Force ñoom daal dañ koo dàqalu ndax nag joxuñu leen li nga xam ne moo di kayit bi waaye nag ñoom ñu daal di génn ci li nga xam ne moo di bés biñ ko waxee woon bi ñu génnee nag ñu gis ne nag ñoom daal dem leen toog ci benn ron garab foofu nekk ci Banjul bi nga xamee ne nag toog nañ ci ron garab boobu gis nañ ne li nga xam ne moo di takk der yi ñëw neen fekk leen fa daal di leen di jël buub leen dugal ci oto daal di leen di yóbbu foofu nekk ci police station yi ba tey rek mu nekk nag loo xam ne taqar naa se na ba jël na ñetti fan ñu daal di leen di jël tasaare leen ci mim réew léegi nag tey dañ ci waxtaan ak li nga xam ne moo di Omar Saibou Camara mu nekk li nga xam ne moo di public relation officer maanaam moom moo amee juntu waxeekaay yi ci li nga xam ne moo di Looting Assets boobu leen moom nag mu nekk koo xam ne tey moom lañ fi am ñu bugg a waxtaan ak moom mu gën ñoo leeralal yàññalal ñu ci li nga xam ne loolu lañ bëgg a xam Omar fuñ koy njëkkee rek despite facing the arrest and intimidate you continue to protest what inner convinced you to persist to the fighting of the transparency and the accountability of the Looting Assets. jërëjëf Sukay comme ni ñu ko waxee rek
ñun surtout man dama ko dee wan nit yi man su may génn pour dem protest ñetti things laa di expect ne dañ maa arrest dañ maa rëy wala du ma ñibbi kër and bi ñu ngee génna ñun xamoon nañ ne dañ doon génna and te amuñ permit te man dama dee wàllu nit yi ne apply permit dafa am yoon ne nekkul ne ku bugg a génna pour protest rek da nga war a uti permit loi bi nekkul loolu la wax public order act bi lu mu wax mooy sooy dem protest bu xam ne da ngaa dem on possession moo nekk da ngaa jógee place A to place B comme ñu ngi ko bindoon si suñ kayit bi ne dañoo march from National Assembly dem to Ministry of Justice dañ soxla permit o suñ nekkee ne dañoo use loudspeakers PA system dañ soxla permit so da ngaa gis ne dim ñu apply permit bi de IG bi dinaa ñu permit mu bañ a ñoo jox permit ñun waa dañ bindoon ba léegi ne dañoo génn protest waaye si ñun waxtaan neen ba pare ne because loi bi loi bu bon la te loi bu bon soo ko nangoo rek yaay nangu lu bon waaye lu mun a nekka ñun luñ bëggoon mooy suñ pétition bi suñ baat bi aaga si Ministry of Justice suñ demande si aaga si Ministry of Justice so luñ bëggoon a def mooy gaara foofu ñu dox dem si ministry bi ñu deliver suñ pétition bi waaye lu ñu surprise moo nekk ne normally su kay dama ko dee wan nit ne man protest bu nekk si dëkk bi bokk naa si police suñ ñëwee si protest ground suñu àggee balaa ñoo def dara dañ leen dee laajte loo indi ut fii because kenn nekkutoon di protest comme noo ko way sa introduction bi rek ñun dañ toog si benn garab ndax dañ doon xaar nit yi pour ñu génna ndax dañ doon xaar time lu gën a am solo mooy ñun nekkutoon di protest police yi su ñëwee ñu fekk ñuy toog in a public place bu xam ne ku nekk mun na faa toog dañ ñu waroon a laajte luñ fa daal lu ñoo def foofu naka la ñoo xamee sax ñu ñoo nekkoon gala te ñu ñoo doon protest police yi this time around wala suñ ñëwee dañ dee xëccoo waaw loo leen di ut fii génne leen fii am leen permit dispasse dem leen ñibbi this time around defuñ loolu police yi dañ aaga rek enu ñu dugal ñu seen moto bi understand ñu tëj ñu and dangaa gis ne man daal si desoon man rek dama bëggoon a des si sel si dangaa gis ne protest bi continue because dangaa gis ne ñun leen téye woon waaye Gambien si ñoo meroon nekkul pour ñu bàyyi ñu lekk de ifi ñu xam ne interest on pour liste bi génn léegi interest ne because si nekkee dégga moo nekk si gannaaw jaay asset yooyu noonu ak produce liste bi ñu génn pour laajte ko ifi su amul permit yow looy arrêté ñooñu di leen tëj si nekkee dégga moo nekk si doxan bi. est-ce que xam nga ne the reason why ñu bëri génn is because of liñ leen téye. waaw loolu laa nekk di wax ni ma ne ñun dañ génn for a cause moo nekkoon ne dañ bëgg a government bi release the full list of the sales and disposal of the Jammeh assets dañ bëggoon a président bi génn mu wax ak askan bi ñu xam position bi moom te lu moo def dañ bëggoon an investigation panel so lu ma doon wax ne moom ñun leen téye nit yi mer génn waaye léegi ñooñu seen génn bi desut ne si ñun ñu nekk behind bars waaye si man dañ génn because dañ bëggoon a xam dëgg bi because ñu bari dañ mer ne lu tax ñu ñoo téye in the first place si nekkee ñun ñu nekk di demand government bi mun nañ koo génnee in a easy time so lu moo tax ma ne la waaw nit yi dañ génn because Mohammed because Bob because Ika leen tëj waaye dañ génn tamit to enso la ñun lu tax ñu génn ba tëj ñu loolu duñ ko mën a bàyyi mu demee noonu. parce que xam nañ ne si dëgg ngeen génn. exactly so loolu moo tax ñooñu génn te man loolu laa di ñaan yàlla ne dañ war a am protest si dëkk bi protest bu xam ne ku nekk especially ndaw yi ñu génn xam ne dañ am right pour protest dañ am right pour oote accountability dañ am right pour oote transparency in our government system te suñ nguur bi nu dee doxalee suñ réew mi waaw. ok mu waral nag mu indi coow lu bari ci biir réew bi ñu gis ne dem bi ñëw bi sakat na ci torop naka ngeen di respondé li nga xam ne moo di ñi nga xam ne dañ nekk di critiques
mbir mi parce que xam nga ne ñëpp duñ leen nekkal ñëpp duñ ci nekk am na ñoo xam ne ñu ngi koo jëlee as politique ñu ngi naan waaw ñii dafa am ñu nekk ci suuf boot leen amin di leen jox li nga xam ne moo di ay ngànnaay pour ñu génn attaqué li nga xam ne moo di nguur bi ñeneen ñi ne déedéet parce que ñii lu ñu laajte lu leer la alali former président du alali kenn waaye alali réew mi la kon fan la dugg naka lañ ko dugalee fuñ ko jaay ñan lañ ko jaay ñaata lañ ko jaayee ana xaalis biñ ko jaayee yaakaar naa li moo nekkoon seeni tànk mu nekk nag loo xam ne indi na coow ñu gis ne jàppal nañ leen si almost jël na ñaari fan ko ñetti fan protest bi mu ngi doon dem ba mu jënteel bi sax gis nañ ne gox yi sax bokk nañ ci protest bi because gis nañ ay nataal yoo xam ne postoon nañ ko wone ne li nga xam ne moo di am na yeneen areas in other regions yoo xam ne sax génn si nen amin because of lii nekk di dem ñu wone ñoom itamit li nga xam ne moo di seeni naxar ne yéen ci dëgg ngeen taxaw te gis nañ ne ñu ngi leen di jaay doole ci mbir mi waral ñu bëri daal di génn moo waral affaire si daal dafa meloon ni lu bugg a ëpp loxo at the end ñu gis ne président bi génn na joxe li nga xam ne moo di speech wax na si télé bi ne dina def kéemtalaay kàttanam ba li nga xam ne moo di ay enquête di dem naka ngeen gisee loolu. fan naa ñetti question nga laajte at the same time first da nga laajte ñu nekk di critique di gala comme nu ma ko dee waxee rek ñun nit leen ñun nekkul robot de ñun nekkul angels and gala is not immune to criticism comme ñun dee reelal rek mooy ku xam ñu nekk njiit si gala bi da nga xam ne ñun kenn mënu ñoo dugal si yoo xam ne bëgguñ ta dugal foofu te suñ bëggee nekk politicien dañoo nekk politicien nekkul true gala ñun luñ gis mooy réew mi luñ gis mooy ne il faut nit jóg demand for accountability ak transparency because soo gisee réew mi dëgga moo ko dee doxal transparency and accountability are the bedrock of any democratic dispensation te government munta doxal réew mi in a more successful clear path si nekkee ne dundee doxal réew mi in a form of dëgga ak and honesty so lu moo tax ñu génna te nit yi dañoo wax lu ñoo wax rek waaye ñun suñ bëggoon nekk politicien mu dañoo join UDP MPP NRP jarut ñu dem uti gala fu nekk ne xam ne suñ bëggee nekk politiciens duñ dem génne tëj ñu si sel si duñ def loolu comme nit yi dañoo wax lu ñoo wax rek te ñun gala fu mu nekk nii comme suñ slogan bi rek focus ñun dundee tontuwante ak nit yi léegi ñun fu mu nekk nii ñu focus on the next mission and the next mission will be announced very soon and tell you that's the mission we are on until then nit yi di mën a ñëw wal lu ñoo wax ñen we are not immune to that is not our problem so di ñëw si laajte président bi gis nga wax naa ko dama ko waxaat ne président bi lu mu def lu baax la gis naa soo nekkee njiit da nga war a déglu ñu nekk sa gannaaw and soo leen déglulee and then is also tubaab yu ndee wax ne responsiveness leadership is about responsiveness lu moo tax nga nekk njiit in the first place you're supposed to listen to people and respond to their needs and the president génn na wax ñu yëpp welcome nañ ko ne président bi respond na to one of our demands waaye xam nga tamit suñu waxee responsiveness luñ dee bugg a foofu mooy nekkul ne dañ bugg a président bi wax rek président bi génn a wax da nga war a dégg da nga war a wax boo xam ne mun nañ koo dégga te luñ bugg a dégga la comme Moustapha Suwandi wax nga ko fii Moustapha K Dabo gis nañ one of his famous quote lu mu defoon ak Kër Fatou mooy mu ne don't tell us give us because we know how to read you are not smarter than us so Barrow di mu génn mu wax Barrow waxu dara si mbiri asset si nga xam ne nit yi mun na ko understand te wax ne ok président bi wax na te am nañ hope ne he is going to take action wala am nañ ay points waaw secondly
comme speech am bi foog naa xamoon na moom bàyyi na ko xel waaye ñu bari dañ disappoint ne moom dafa contradict boppam moom wax na ne moom he was not aware xamuta woon ne naka la sales of those assets doon doxal te soo waxee loolu nga toon nga ne yow sa government bi dafa taxawloon what is called a ministerial task force boo xam ne daf doon periodically report to the state house to the cabinet léegi lu ñu doon report ci cabinet bi so loolu contradiction la est-ce que ñu doon report te dem loolu laa nekk di wax xam te si doon report ayda ñu nekk ci task force committee boobu dañ doon fenal Adama Barrow waaye Adama Barrow moo bëggut a wax lu am si task force bi loolu moo tax mu génn mu ne moom lii moo nekk first time investigative report bi moo tax first time moom mu understand naka la sales yi ak disposal of those assets happen gis nga nguur sa kaddu doomi Adama sa in general sa kaddu moo nekk sa góor is that the right thing to use ne soo waxee tey lii ëllëg bul wax laneen da nga war a consistency loolu waaye tamit soo xoolee si speech am bi Adama mu ne moom léegi dafa gom ne National Assembly Task Force Committee bi ak National Audit bi dañoo def liggéey bu baax waaye naka lañ ñoo gom ne National Audit Office yi ñu defee because National Audit Office wax ne dañu demoon Office of the President or Ministry of Justice time bu ñu doon audit waaye they couldn't find any files connected to the sales and then disposal of the Janneh assets waaye tamit the president bi moo taxaw fii mu ne moom gomut National Audit Office because audit reports are mere opinions léegi soo génnee tey because dañ la xaw naka laa ko waaye nag gala bi moo ko force pour mu génn mu wax mu ne moom gom na ne the audit office could do it dañoo xaar ñu xool la mooy waaye président bi speech am bi man suma analysis mooy war na ëpp loolu because ñun dañ doon expect ne sax punishment bi accountability bi foofu la moo start dafa tuddal ay tur ay xam ne already they are conflicted and they are complicit to this crime mu put a punishment on them suspensions and all of that waaye loolu moo nekk problème si dëkk bi da ngaa gis ne nit dafa def dara ñu forgive ko mu dee scot free ëllëg mu defaat ko so man speech am bi loolu laa fa mën a def but over and over ne xam naa ne comme responsiveness is one thing but genuine and assertive responsiveness to emergency because for me when that investigative report was out I was expecting ne dañoo treat this matter as a state of emergency because kay lu ma bëgg a wax mooy soo calculate alal boo xam ne suñ manage on those assets mun nañ faa am te Gambia du nekk di daw si réew si yeneen réew mi di uti ay xaalis di ñaan ay xaalis waaye da ngaa xam ne understand tamit ñun ci transitional justice process lañ nekk te jëngaa ji ne fu mu nekk nii léegi nii we have a lot of post TRRC and other implementations that we are supposed to do xaalis boobu mun nañoo dimbale ñu def loolu like we have the reparation commission established because loolu moo dee xew in other countries da ngaa gis ne in other countries both post dictatorship and post war the assets of the perpetrators and connected to the perpetrator are frozen and sales and then in turn reparate victims of that system lii moo nekk di xew in Ukraine lii moo nekk di xew in Syria lii moo xewoon ak feneen so Gambia tamit lii leen waroon a def the Jammeh assets we are supposed to use to heal the nation if you say heal the nation not just for the reparation but also to ensure that we establish a repaired state that have been destroyed for 22 years ok ñoo ko déggandoor ñu dem si suñ beneen question bi the government release and parliamentary list of sold assets and then why do you believe this disclose is insufficient because gis nañ ne reject ngeen ko wone ne da ngeen bëgg a di liste parce que am na liste bu génnoon already fu ñu gisee di nga gis ngeen moto yi juróomi junne dalasis maanaam 5,000 nga gis moto 20,000 and then it's from the Minister of Justice I think boobu bu mu génnee coow li bëri woon na tiitaange amoon na because dafa meloon ni wanteer la but unfortunately ñu gis ne da ngeen ko reject ngeen sukkandiku ci reject bi mooy bi nga xamee ne Dr. Ismaila Ceesay as the information minister bi nga xamee ne amoon na interview with Peter Gomez Coffee Time West Coast bi nga xamee ne am na ko nag si la wax ne li nga xam ne moo di jotuñu benn kayit boo xam ne wone na
ñuñ ko jaay ñan lañ ko jaay fan lañ ko jaayee loolu yëpp nekk na loo xam ne jotuñ ko soo ngeen sukkandiku ci loolu yéen tamit ngeen reject léegi loolu lan ngeen ci jublu. waaw so ñun liste bi fan naa dañ ko reject from the beginning balaa Ismaila yi dem ak am interview ak Peter Commons because common sense daf laa wan ne paper yooyu noonu dafa mel ni Dawda Jallow ak ministre am dañ toog rek di ko bind on their own because these are state properties these are state assets yi nekkut alali Omar Saibu wala alali président Barrow wala alali Dawda Jallow alali yow mi la te sooy jaay loolu dafa am yoon yu mu war a jaar there are procedures and processes to do that depuis list bi génn even not a Gambia government logo was on that list even man tey gala su ñoo release a mayor document suñ gala logo dafa nekk foofu because it shows authenticity that is one. Two, da ngaa gis ne either that list ne is correct or not, that is not the government list because ma xam naa ne price yi moom du ma ko wax because moto yu ñu jaay ay 5,000 even caabi moto boobu is more than 5,000 so but loolu moom is a debate of its own da ngaa gis ne ñii dañ bon si réew mi rek no because come on a vehicle a car moto boo xam ne jar na ay million nga koo jaay 2,000 ka mooy jaay bicycle sax 2,000 fu mu nekk nii si àdduna bi su kay so da ngaa gis ne list boobu ñun from the beginning we have never trusted that list so Ismaila lu mu def mooy dafa validate the disagreement si list bi dafa validate dafa ñu dooleel rek ne suñ gom-gom bi si liste boobu dëggalaat nekkul liste bu xam ne ñun boobu lañ war a gom because moo wax na ne liste boobu nekkul ne government liste bi la waaye liste bi moo nekk compagnie buñ xaaye woon moo nekk Alpha Capital I think mu ne Jammeh Commission submitted benn liste si government on the sales of the Jammeh assets waaye lu ma understand mooy what was the tax force that the ministerial tax force what was their role and all of that waaye gis nga su kay I think I don't know naka lay waxee list in si Wolof I will say it in English the amount of negligence and wickedness portrayed in our public officials after the revelation of the Jammeh Commission, the Jammeh assets or the sales and disposal of the Jammeh assets is overwhelming. Comme ñun suñ politicians yi suñ public officials amuñ yërmande because ñooñ am nañ oto bu worth millions of dollars seen jabar yi am nañ moto utility car bu leen yóbbu si marché bi seen doom yi am nañ moto bu leen dee yóbbu si school man suma yaay bu nekk Bansan si garden bi fale suma maam bu nekk Ñaamina fale moo xam ne muy struggle pour am 3 meals a day they don't care about those people te lii dafa war a ubbi ñun suñ bët yi as Gambians ne comme politics nekkul lu xam ne dañ koo bàyyi si loxo politicians yi because politicians yi lu ñu wax tey lu ñu def ëllëg def ñoo affect in one way or the other lu moo tax kenn warta wax ne man interest ma si politics because soo waxee interest soo si politics da nga nekk di jaay sa bakken waaye tamit dañoo wax government bi ne accountability ak transparency is a must in this country te ñun Gala we are going to follow this case up to the last minute and si boobu si jeexee nga ne the tax force the committee the investigative committee at the National Assembly for now you launch something like that the investigation it's a good thing ne all the arms of government especially the executive and then the legislature are trying to respond because gis nga governance si ñetti taxawaay la nekka moo nekka power legitimacy ak contestation si digga bi moo nekka legitimacy moo nekka ne nguur bi nu moo doxee réew mi dafa war a nekka si loi
waaye tamit si doomi réew mi ñun bugga luñ bugga mu am nga gis ne léegi soo gisee président bi respond the National Assembly is responding that's a good thing man lu ma dee ragal si seen commission yi rek mooy Gambia at some point tuuti mu nekk commission nation su ma mbéjee ni si yoon bi sax dañoo establish commission but gis nga in policy implementation fu gën a am solo moo nekk di outcome the impact mun nga build a house tey mun ngaa sampa kër waaye kër bi si jeexut nit yi dañoo wane kii mënut a jeexal kër bi sax noo mënut a nekkee 5-story building na waaye si jeexut rek nit yi dañ laa criticize because the finishing loolu moo dee determine na yow da ngaa tuxu foofu na da ngaa start kër bu ees wala something governance noonu la mel policy noonu la mel gis nga ñun am nañ fi commission yu bari waaye at the end of the day commission bi dañoo def seen investigation dañoo génne report bi waaye report bi dafa téye dos at the National Assembly or at the State House or at the Ministry of Justice nothing comes out of it so loolu moo dee nekk problème te I hope this time around the National Assembly select committee on the investigation of this will not only produce a report but will make sure that there is a clear terms and procedures for implementation. But before then, ñu bàyyi ko def seen liggéey because ñun in the first place we did not disagree with the formation of the investigative committee, but we had a disagreement with the composition. But as far as is law and the National Assembly have a power to do such establishments, we will allow the proceedings to go and we will follow keenly. We are following and we will continue to follow keenly up to the end and then we see what happens. But at the end of the day, Sukay, tubaab yi ñu wax ne rek heads must rule. Accountability is a must. If anybody is involved, we're going to go after you and we will hold you accountable. Okay, because ñeneen ñi ñu ngi wax ne lii daal because yóbbu neen ko under investigation jox neen ko ci léegi député yi jamono bi ñu ngi def seeni investigation about it and then lu ñu wax mooy ne suñu paree den ko teg ci table bi waaye ñu gis ne luñ fi dee investigate dafa bëri. loolu ma ne this country is a commission nation. investigation yi ñu fi dee def it's an investigation nation results bi duñ ko dee gis so mënuñoo xam ba pare li ma jaaxal mooy président bi daf ne yëgut affaire jaay bi mënumaa understand as the leader naka la ñooñu mun a defee because Janneh commission jeexal neen bu yàgga bu loolu paree Janneh commission moo fi njëkk a TRRC foog naa président Barrow dafa mistake. Janneh commission moo fi njëkk a TRRC so how comes dafa mistake su ma nekkoon moom waaw dama doon jël responsibility ne this is a government fault but dañoo make sure ne we held the culprits accountable te na moom dafa foog ne si waxee ne moom yëgut ko nit dañoo wane ok waaw baalal ne non déedéet loolu du wax gis nga yow yaay borom kër yow luy xew sa kër yëguloo ko lu xew sa kër bi kon est-ce que ñi nga liggéeyal tuuti la wuñ la lu nekk di xew sa kër unless ñu laa fenal waaw loolu tamit mun na waaye lu mu xew si kër bi war nga ko xam yow every day balaa ngaa tëdda war nañ laaj ni all the reports borom kër ku serious ku xam liggéeyam bi xam soxla bi yow doo tëdda si kër bi xamuloo lan ak lan moo doxe wala moo xew si sa kër bi maanaam balaa ngaa tëdda ci secondly waaw yow nekkuloo rek ne da nga wax ne yaa nekk borom kër yow yaa wax ne yow da nga establish a body called the Ministerial Task Force who don't oversight that process te den doon report si yow naka ngay mën a wax ne yow yëguloo ne loolu def doon kon est-ce que ñu ngi doon report si moom non den doon waaye moom moo wane den doon report si moom te xam nga lu mu doon report ndax dañ dee dem toog State House jënd coffee naan ñibbi waaye moom moo wax ne dañ ko doon report léegi mu jox ñu doon report. léegi lu ñu doon report anamu kon. loolu moo nekk problème bi te because man loolu laa foogoon ne speech am bi wala centered on fu mu dem paragraphe bu mu dem ba wax ne dafa establish on a ministerial task force ñu doon report si moom léegi daf ñu war a wax ne details of every bit of what they were reporting to him concerning the properties or the assets and then the Janneh Commission report recommendation and the manner and the procedures in which the sales were done man loolu laa expecté si président Barrow. waaye moom li mu wax mooy ne they were reporting to him. waaye léegi moom mu ne xamut. waaw léegi lu ñu doon report loolu moo tax ma ne la ne
xam nga lu mu nekk problème sometimes soo naan amee coffee non lu mu nekk problème sometimes if you have a redundant system full of idle public officials then they dem State House jënd coffee toog ak cuukong lekka ñibbi faale wuñ dara no that's the honest truth ak taga waaw cause tem ñu ne la ne tey maa ngi romb koñ bii hey gars ñu ngi laa gërëm di la sant so loolu moo nekk problème bi so léegi Mr Camara in the absence of the full transparency lan mooy jéegowaay bi nga xam ne loolu ngeen di jël non ñun parce que fi mu nekk nii risque la mun naa am mun naa ñàkk non dafa am leeru de parce que yu bëri jaar lu ma nekk di wax mooy dañ dee dégg investi lu ma nekk di wax mooy duñ dee gis kayit yi wax naa la ne for now duñ ko reveal but our next steps dañ ko reveal very soon gis na gala dafa mel ni toog a ngeen ba mu ñor daal gala nekkul fii di foye ñun fu ñu nekk nii ñun nekkuñ politicians politics moom bàyyi nañ ko si Gambian si ñun luñ bugg am mooy si nekk dafa nekk Adama tey dafa nekk keneen ëllëg government bi il faut ñu dox si tànki accountability ak transparency te dañoo toppa affaire yi assets yi up to the last dot suñ génnut full list bi ñu oo tur yëpp ñu fa involve and take the right steps towards accountability we will go after them that's our position te that is inevitable because ñu ngay wax ne yéen da ngeen ne sax bu fekkente ne affaire si reject ngeen force mooy liste bi génnoon te bu mbir mi jaarut yoon di ngeen oote protest boo xam ne Gambia tout ñooy génn waaw because xam nga la moo nekk problème ñun suñu nekk nii we don't need to mobilize gala ñu need to mobilize man su ma annoncé léegi tey ne gala ñu ne ëllëg protest la jeex na because di nga gis nga su kay protest yu mag fu mu dee xew si réew mi si adduna bi yëpp nii la dee starté gis nga soo poussé doomi aadama ba mu ses dafa retaliate fu mu nekk nii gala moo wone naka la Gambien si mer si naka la nguur bi di doxal seen réew mi so therefore ku nekk fu nekk nii ñu mer ñun duñu wax ne li ñoo def ak next day waaye man xam naa ne even suñ de ootee fii nationwide protest nit yi dañoo génn because this is about the state this is about the nation this is about our lives our livelihoods te this is about suñ doom yi xam ne judaanguñ sax te man foofu laa di waxee gis ngeen ñun ñu ngi nii fii tey di wax dama day wax ba feebar because suñ past generation failed to create an environment for us to strive te ñun as a generation suñ failee to create that environment for generation yet to come ñooñu tamit nii fii la ñoo toogee N24 ñu wax lu leen neex si ñun te duñ si mun dara waaw te dëgg la te duñ si mun dara te loolu moo tax man dama dee wan ndaw yi ne réew mi ñoo ko war a yóbbu gis nga suñu waxee nguur ñu ñoo nekk nguur bi ñu ñoo dee fay Adama ñu ñoo dee fay ministre si ñu ñoo dee fay National Assembly te suñ baat bi leen wala doxal suñu réew mi waaw ok ñoo ko déggandoor ba tey rek Odigaye last but not the least what is your vision for the Gambian in future in terms of governance, accountability and civic engagement, and how does your movement contribute to this vision? This is the vision of the movement. Gala is transformed from a leaderless movement to a nationalist anti-corruption movement anchored on the principles of accountability, transparency and the rule of law. And we want to create a society where equality, human rights, transparency, and accountability becomes the center stage of our governance system. Because these are the pillars that runs a state. And Gala understand that freedom is not free. And in the price is one of those 2 nights we spend behind bars.
and we are ready to spend more nights in cells in ensuring that this country is salvated from the hands of corrupt and looting officials, but must be run on transparency, accountability, and the rule of law. gis nañ fan yi benn ci borom ndomba tànk yi ci biir réew mi génn na mu ngi doon wax ci taskati xibaar yi ne su képp koo xam ne da nga génn pour protest te amuloo li nga xam ne moo di permit bi maanaam joxuñ la kayit bi dafa mel ni yow joxuloo cër li nga xam ne moo di sa loi. xam nga loolu dégg nga ma loolu de. dégguloo ko. kan la si ñëw na si news bi. kan moo ko wax. Demba Sabally agriculture minister bi. xam nga man tay dama stop pour tontu ñooñu. gis nga mag dangaa jox sa boppa cër pour xale yi respect la ñun amuñ business si individuals. ñun suñ nguur bi leen nekk di toppa te soo foog ne yow yaa ngi si nguur bi waaye you are immune to criticism and accountability dangaa resign foofu laay am si ñoom Demba Sabally fu ma nekk nii dama sona pour tontu ñooñu. di nga leen tontu nag xam nga ne man bi ma gisee ñu bind loolu ma ne kon de xanaa gars gale yi la ñoo waxal parce que ñoom ñoo fi génn te joxuñ leen. naka lañ ko dee waaye dañu dee gaarawale. because dañ ne am na ñu leen nekk di boor waaye képp koo xam ne daal da nga génn pour li nga xam ne moo di protester amuloo permit dafa mel ni yow joxuloo cër li nga xam ne moo di sa loi. nga ñooñu. so I was like xanaa yéen ñooñu understand public order act bi wala bi ko ñun seen nguur ñu ngi ko use pour protect seen bopp ñun. because xam nga loolu déggoo léegi dama de wane they are there to protect their pockets. But that's it. They are there to protect their own lives and the lives of their boss, right? I will not respond to them. kon jox leen respecté leen loi bi te bu leen génn te amu leen famille dégg non ñun because moom bi moom anga la mu nekk problème su gay loi bu bon. déet bul wax loi bu bon nag. loi bu bon loi bu bon. di nga man anytime ma génn pour protest ñaari protest laa dee def. su ma génn protest amuma permit ñaari protest laa dee def. dama dee protest for the issue in hand waaye dama dee protest against the Public Order Act because man su ma demee police pour uti permit rek dama ko dee def daal waaye anytime ma def ko dama dee feel ne I am accepting a bad law li ñu war a def mooy protest against the Public Order Act because xam nga la moo nekk problème Public Order Act bi nekkul ñun suñ loi Public Order Act bi depuis is it the 1963 constitution mu ngi fa or before because it's a colonial law British yi ñoo ko dugaloon fii because time boobu dañ ñoo colonize and they don't want anybody to protest against them to send them out of their territories. Now it doesn't make sense in the 21st century with advancement of human rights and the rule of law from international level back to our domestic laws and you still have that law. Doesn't make sense. So I cannot accept that law man moom duma ko accept. ok dafa mel ni waxtu bi mu ngi ñuy xoj ci ndong du ñu def dara su dul ñu daal di tàggatoog askan bi Ousmane Omar Segu Camara sorry lan nga tàggatoog askan ba pare lan nga advise the youths of this country. First dama woon di youth ne thank you jërëjëf. Because definitely everybody was out. Seen taxawaay bi let's say 70% of the Gambians were out. naka nga ko dee waaye seen taxawaay bi seen taxawaay rafet na seen taxawaay bi rafet na te gis nga dëkk yu xam ne yëpp ne dañ def wecceeku they have transformed their states they have advanced it's the young people that carries it either on the streets in the offices but it's the young people that must effect the change that we want to see and it's not about the streets all the time but the streets are necessary for social change for social justice for human rights for accountability because protest bi wane na ne suñ nguur bi there's one language they can understand and that's the streets now because yàgg nañoo wax ci télé yi
suñ social media handle si fu nekk lañ wax kenn faalewuñ waaye tamit luñ woon mooy bu leen dee bàyyi benn ñaar nit ñu dem si street si du ñu jël serious but if we are collective in our actions we will effect the change we want te this is not just for ndaw yi de this is for the Gambian people ne ñun bàyyi nañ kan mooy nekk president next to the politicians waaye accountability and transparency we are handling that for you thank you kon waxtu bi lii la ñu mayoon nes na menteng du ñu def dara ñu daal di tàggatoo ak yéen ba beneen àllarba incha allah rabbi ne xam ngeen ne programme bi daf leen di ñëwal àllarba bu jot li nga xam ne moo di ñeenti waxtu yi bu jotee rek ñu ànd ak yéen ba li nga xam ne moo di juróom-benni waxtu yi tey nag ñu amoon fi li nga xam ne moo di gaay yi gala yi ne xam ngeen ne jamono bi lee coow li ci mim réew mooy li nga xam ne moo di former président di Yahya Jammeh alal bi nga xam ne moom la bàyyi gannaaw naka lañ ko defee ndax nag xam ngeen ne tegoon nañ fi li nga xam ne moo di Janneh commission ñu nekkoon ñoo xam ne ñoom ñoo nekkoon di enquête di gëstu li nga xam ne moo di alal boobu leen ñu dem nag ba nga xam ne daal li nga xam ne moo di ab li mel ni ki ñuy jaaj sax lañ mën a wax ne am na ci parce que bu fekkente ne li nga xam ne moo di ministre of justice génne leen kayit won leen ne ok lii leen jaayee oto yi nit ñi ñëpp di ko yuuxoo musuñoo dégg moto juróomi junne fukki junne ñaar fukki junne ok ñu di joytu loolu parewuñ ministre docteur Ismaila Ceesay daal di génn wane ne kayit boobu nekkul loo xam ne ci nguur bi la jógee dafa mel ni li nga xam ne moo di kayit boobu maanaam ñoom jotuñ ko ba tey ñu gis président bi si boppam génn na ne li nga xam ne moo di yëgut ko kon dafa mel ni am na luy ñuul ci sow mi léegi nag mbir mi mu ngi ci li nga xam ne moo di loxo néegi député yi ñu ngi def ay enquête di ko gestu te bu soobee yàlla am nañ yaakaar ne bu ñu paree dinañ génn daal di koy leeral askan bi nag dafa nekk loo xam ne mun nañoo wax ne majority of the Gambians yëpp nekk nañ ñoo xam ne ñu ngi ci taxaw dëgër këcc ne li nga xam ne moo di li ñu bëgg a xam dañ koy xam li ñu laajte lu yomba na yomb parce que li ñu laajte mooy ñan lañ jaay alali former président ñan ñoo ko jënda ñaata lañ leen ko jaayee naka lañ leen ko jaayee ak alal boobu ñu jaay leen ko ana xaalis boobu noonu fan lañ ko dugal lii am naa yaakaar moo nekk seeni laajte kon ba tey rek ngeen topp ñu fii ci N24 TV ngeen ci doon ànd ak kooku nekk su kay rek ma daal di amoon fii nag li nga xam ne moo di suñu gan bi kon ba tey rek du ñu def dara ñu daal di tàggatoo ak yéen ba beneen àllarba incha allah jërë ngeen jëf.